yéen kaay ak la ñu xëyee Cheikh Diop lañ ci àndal maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fay Fati. nuyuwaat mbokku téléspectateur amaana. ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy doog a dab ci Infos Matin. aywa à la une de l'Observateur bi ñu koy dooree muy lu jëm ba tey ci famille et adversité politique loolu lañ ko tuddee dans l'intimité des sans voix. mu mel ni nag ñile seen i ay waajur doon nañ ñoo xamante ni xàmmee nañu leen lool ci lépp lu ñeel langue politique bi te yenn saa yi du ñuy faral di bokk fi nga xam ne nag foofee la ñu féetee les révélations de Jean-Paul Diaz sur l'impact de la politique dans ses relations ak ki nga xam ne nag moom moo di doomam moom Barthélémy Diaz di maire bu Ndakaaru Imam Mbaye Niang li nga xam ne nag moom moo di sensibilité bu opposition père fils lu ni mel rek la daal di xëy fësal keneen koo xamante ni bokk na ci muy Junior Lo ak itam Moustapha Cissé Lo wax na itam lépp lu ñeel enquête bi mu soxal mbirum soxna si nga xam ne nag moom moo génn àddina ca diwaan bu Kédougou ginnaaw itam ba mu doon mucc la césarienne ratée lépp lu soxal wàllu mutilation de la tête du nourrisson par ciseau lu ni mel rek daal di fësal et sa mort par lépp lu ñeel wàllu li nga xam ne noonee la demee ginnaaw bi ñu ko bëggoon a muccal ci césarienne voie normale après mu dem li nga xam ne nag moom moo di césarienne ba soxna soosee daal di faatu ak itam doomam joojee lépp lu soxal financement bu phase 2 jàppal ne nag gouvernement bu Sénégal mi ngi daal di wut lu ëpp 5000 milliards ci suñu ay koppar ngir daal di tëj lépp lu ñeel projet gazier ak itam pétrolier ki nga xam ne itam jàppoon nañu ko démb ak léegi itam mu gis ñu ko ci réseaux sociaux yi ci live bi nga xam ne da ko doon faral di amal moom Nabou Dash daal nañ koy bàyyi ginnaaw itam bi ñu lañ bëttee lépp lu jëm ci wàllu xelam moom itam dañ ko rek daal di téye ngir jafe-jafe yoo xamante ni am na ko ci genou bi moom ki nga xam ne moom moo di doomu réew bu Sénégal bi di Bamba Dieng lépp mu ne ko lire ci li nga xam ne nag moom moo di xët bu njëkk bu groupe Futur Média bile bu ñu ci jógee faat yi ñu jàll ci enquête ak soxna Mimi Touré. jiixi jaaxa wala bokk jafe-jafe ci li nga xam ne nag moom moo di langue politique bi ci la jamono xam nga ko li nga xam ne nag moom moo di taw gi ci li nga xam ne moom moo di ca pencum ndawi réew ma ci la jamono ñu dëgmal bani na mu ñeel parti wile di Benno Bokk Yaakaar. aywa ñu dem ci le quotidien. le quotidien mu soxal itam coow li ci lépp lu ñeel wàllu pétrole bi ak itam gaz bi moom njiit mu réew mi daal day dànkaafu ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi ci àddu te xamuñu ci lu bëri. ñu dem ci le soleil ak président Macky Sall ba tey. le soleil ak président de la République du Sénégal les acteurs invités à s'unir et à diversifier lu ni mel la rek daal di xëy fësal mu ñeel mbirum pétrole bi ak itam mbirum li nga xam ne nag moom moo di gaz bi ginnaaw itam yenn ci discours yoo xamante ni njiit bu réew bu Sénégal daal dina koy yëkkati faat yi. ñu ñëw ci libération mu waxtuwaat nag ci drogue boobu nekkoon ci ambulance bi ak mbiram Mami Doura Diallo. mbirum Mami Doura Diallo lépp lu soxal itam anam ba nga xam ne nag moom la daal di génne àddina mu mel ni itam kàddu yu waroo woo xamante ni daal nañ koy amal ci ñi nga xam ne nag ñoom la ñu njort ne seen loxo jugul benn yoon ci ki nga xam ne nag moom moo di soxna soosé nees def ba rek daal di génn àddina leneen itam lu soxal ki nga xam ne nag moom moo doon dawal ambulance bi te itam yeboon ci li nga xam ne moom moo di yamba ñu ngi nittali anam bi nga xam ne noonu la amalee lu ni mel xirtal bi nga xam ne mi ngi ko doon xirtal way takk der yi ngir rek daal di jàll ñu bañ ñoo gis li nga xam ne nag moom la ñu yëpp ci boobule ndaamaar ak itam lànk wi nga xam ne lànkoon na ko ngir rek daal di ubbi li nga xam ne nag moom moo di bunt ya lépp ñu ngi koy nettali ci li nga xam ne nag moom moo di libération la nga xam ne moom moo xewoon ca diwaan bu Kolda ginnaaw lu ni mel c'était directeur juridique bi nag xam nga ne daal nañuy dindi ay ndombal tànkam li ko waral bokk na ci manque d'investissement ak itam solidarité active avec le directeur général lépp ñu ngi ñu koy nittali ci li nga xam ne nag moom moo di libération moom maître Yamar Samb. ñu ñëw ci la tribune ba tey ak wàllu politique. ak wàllu politique bokk na ci kàddu yi nga xam ne moom Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly daal na koy addu mu soxal présidence bu assemblée nationale la mu xam ne mu di du benn yoon li nga xam ne nag moom moo di revue de presse leneen ci loo xamante ni daal na ci addu mu soxal toogu googee nag moom njiit mu réew mi ak ñoñam ak itam ñi nga xam ne jot nañu ko wër ku ci mel ni Mimi Touré Idrissa Seck Amadou Ba ak itam ki nga xam ne nag moom
moo di Ali Nguy Ndiaye Fati. ñu dem ci Walf Quotidien. Walf Quotidien dikkaat bu baax a baax ci multiplication yu candidat Yewwi Wàllu lu ni mel rek la daal di xëy fësal un bal des égos qui trahit le message des urnes lu ni mel mi ngi ko daal di xëy fësal ci li nga xam ne nag moom moo di page 3 bu Walf Quotidien ginnaaw Walf Quotidien ñu àddu ci beneen. Les Échos ba tey ak président de la République. ak président de la République li mu xam le mu di lépp lu ñeel yorinu gaz bi fi mu nekk nii lépp leer na amul lenn ci loo xamante ni ñu ngi koy nëbb ci yile jamono faat yi. ñu dem ci beneen muy L'As Quotidien ba tey président Macky Sall. président Macky Sall kàddu yi nga xam ne itam daal dina koy biral nee na rek tout est clair maanaam lépp rek daal dinay leer ci wàll wi lépp lu soxal itam débat wi nga xam ne dañ ko ci faral di amee te ñu koy amal seen xam-xam yenn saa yi du faral di leer ci anam woowee nga xam ne nag noonee lay àddoo moom njiit mi mi ngi leen di rek dànkaafu ci wàllu woowee. mu soxal wàllu hydrocarbure bés bi le jour dellu si waat ci mbiram Doura Diallo ak itam coow li nga xam ne nag moom moo ci am ci soxna soosé nga xam ne daal nay ñàkk bakkenam lenn ci loo xamante ni médecin chef bi mi ngi koy rek daal di dëggal ak itam xupp yoo xamante ni mi ngi koy amal ñenn ci syndicat yoo xamante ni nag ñu ngi yor wàllu corps docteur ci la jamono décrète l'arrêt des opérations ca wowle diwaan sama si itam ci tey mi ngi amal li nga xam ne nag moom moo di grève générale bu ñàkkul ne ñuy rek addu ci seen naataango yi nga xam ne dañ leen a téye ci jamono yile. Vox Pop dellu si waat ci yeneen i xibaar. mënees na ci addu ci lépp lu ñeel wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci réew bu Sénégal yenn ci ay étudiants di faral di ñaan visa ngir wutali fa nga xam ne nag moom moo di tugal rawatina diwaan bu France li nga xam ne itam dañu koy jànkoonteel ci ay jafe-jafe yaakaar yu tas yi nga xam ne dañ koy faral di amal lépp nag Vox Populi mi ngi ciy dikkaat bu baax a baax daal di addu itam ndax lu ni mel jar na ko am déet lu mu ci mënti doon daañ ci dikkaat gën koo faram-fàcce ci lépp lu soxal ñaareelu pàcc yéen kaay yi lépp lu soxal itam campagne agricole bi faat yi ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu mbay mi ca diwaan bu Linguère lépp lu soxal sax yi nga xam ne nag moom moo wutali tool ya moom moo leen sonal lool jur ci ñoom itam li nga xam ne moom moo di aw njàqare. Source A ba tey ak mbiram toogu jiite pencu ndawi réew mi. pencum ndawi réew ma àdduna ci ñaari fànn ba ca njëkk bokk na ci li nga xam ne moom la député yi di daw boobaak léegi mu soxal itam mbirum assemblée nationale daal na ci dikkaat bu baax a baax lépp lu soxal questeur secrétaire élu présidence ak itam vice président bu groupe parlementaire wala bokk assemblée nationale moom Ahmed Aïdara itam daal nay tënk ñeenti poñ ci lépp lu soxal itam sàkku teef bi mu daal di retiré li nga xam ne moom moo di candidature am ñaareelu pàcc wi ñu gën a faram-fàcce lu ni mel faat yi. en attendant ñu dem ci le témoin quotidien. le témoin quotidien dikkaat bu baax a baax ci chaise bu ni mel kan moom moo ci war a toog boobaak léegi jiixi jaaxe yi bari na ñàkk xam gi itam naka noonu jàppale nag candidat bu opposition bi nag ci wàll wi daañ ko xam juróom-ñeenti fan ci weeru septembre wi nga xam ne nag moom la ñu nekk. ñu dem ci Sud Quotidien ak président Macky Sall ak hydrocarbure. ak hydrocarbure ba tey cour magistral wi nga xam ne nag moom njiit mu réew mi daal na koy addu ngir indi ay leeral ci lépp lu ñeel yorin wi ak itam askan wi yenn ci ay kàddu yoo xamante ni dañu koy faral di biral te seen ñàkk xam waral lu ni mel. tàggat yaram ak record. ñu doore ko ak mbirum ki nga xam ne nag moom moo di Bamba Dieng ginnaaw itam te bi nga xam ne tey nañ ko mu soxal lépp lu ñeel genou bi moom Gana Gueye nag dellu foo xamante ni fu mu min la yenn ci ay kàddu daal ni koy yëkkati jëmale ci Everton jàpp na ne nag moom mooy meilleure équipe wala boog meilleur endroit woo xamante ni mënees na faa fësal li nga xam ne moom moo di xarañteefam CHAN 2023 Guinée Sénégal xam nga ni ki tey la ñu koy xaar bu ñeenti waxtu jotee maanaam 16h daañu xaar lu ni mel gaynde yi nag ci la jamono noppi nañ ngir rek daal di jeexal li nga xam ne nag moom moo di liggéey bi ca diwaan bu Bamako. ñu dem ci stade ak mercato bi la daal di fësal ba tey Bamba Dieng recalé Gana ak itam Diallo présenté hier moom Bamba Dieng daal di raté li nga xam ne nag moom moo di visite médicale bi ca Nice Gana Gueye itam di xamal rek ne dina joxe bakken joxe lépp loo xamante ni war na ci club ko nga xam ne itam daal na cay gane lépp lu soxal mbirum Abdou Diallo itam daal dina ci waxaat mu soxal dikkam ca Bundesliga Fati. delluwaat aywa ñu jeexalee ak sunu lamb.
fanweer ak juróom-ñaar ci ay combat ñaar fukk ak ñett ci victoire fukk ak ñeent ci ay défaite mu ñeel l'école Balla Gaye impressionne la rek daal di addu doomu Géejawaay bile ñaareelu pàcc wi ñu gën a faram-fàccee lépp lu soxal yenn ci ay poñ yoo xamante ni yëkkati wuñu ko ci pàcc wu njëkk wi gën a ñeel li yéen kaay xëyee revue des titres tout à l'heure Cheikh Bouya Ngoné en attendant ngay delluwaat ak ñun Chérif Ibou Diouf dégg ngeen gis ngeen yéen kaay yi ak commentaire bi dañuy taxaw ci mbiram Mami Doura Diallo mi faatu fële ca fa nga xam ne moom mooy Kédougou mu mel ni kuréel yi lëkkale ñu yëngatu ci wàllu wér-gu-yaram dafa mel ni kenn ku ne yaa ngi taxaw di jàppal tànk seen naataango muy gynécologue boobu ak yeneen i collègue am yoo xam ne tëy nañ leen ci mbir mi. jàppal tànk mënut a ñàkk faati bu fekkente ne da ngay liggéeyandoo nit su nekkee ci jafe-jafe mën nga ko soutenir loolu principe la wante nag soutien bi aussi je pense que dafa am limite te leen gis Sénégal nag wax naa ko fii démb dañ koy daal di fàttaliwaat mooy mi ngi bëgg a jéggi dayoo ci li nga xamante ni surtout bu fekkente ne dafa laal wàllu kër docteur ñoom te am ci li nga xamante ni moom mooy seen liggéey ba bakkan rot ci bu ci justice duggee ñoom niñ ko bëgg a saafara chaque fois mooy banque seeni loxo jéem a paralyser li nga xamante ni moom mooy système bi mettre la pression sur la justice pour justice boobu daal di reculer am na lu xew fu bëgg dem bu ci Tivaouane fukki bébé ak benn lakk ba mu lakkee ñan ca jàppoon daanaka ñëpp bàyyi nañ leen ñu ñibbi seen kër parce que yaayu quand même ay grève yoo xamante ni gars yi def nañ ko ba justice bi daal di dellu ginnaaw alors que le procureur de Thiès taxawoon na fii kitaabu ne dina dem jusqu'au bout ba mbiri leer mu mel ni kon France daal di xënet amul benn responsable ci nga xamante ni moom moo faatoon gone la xewoon Linguère gisoon ngoon ko la xewoon Louga également ci Asu Soxna amul kenn koo xamante ni mën nañ ne jàpp nañ ko ci lu ni mel lii xew it ci Kédougou lan moo xew am na soxna soo xamante ni yaa ngi koy wax sànq Doura Diallo da doon mucc finalement ci intervention bi mbiram césarienne bi nga xamante ni raté lañ ko mën a tuddee moom ak doomam ñu daal di ñàkk bakkanam je pense que ci procédure bi étape bi fii ñu toll il faut mbiri leer ñoom ñoo xamante ni ñoom ñoo leen di jàppale muy médecin yi seen intérêt mooy mbiri daal di leer parce que aussi ki ñàkk bakkanam doomu aadama la il faut lui rendre justice bu fekkente ni tayef daan na ci am kenn waxul na diw moo def wala diw na enquête bi nga xam ne nag justice moo ko am il faut ñu bàyyi ko ñu def ko dans la sérénité surtout à ce stade de la procédure parce que fii inculpé wuñ fi kenn mis en cause la di wax étape bi parce que dañu garde à vue la nekk pour leerlu autopsie ñu def ko mu daal di leer loolu c'est la moindre des choses mais mënu ñoo toll ci étape bi nga dégg ñu ne gynécologue yi ñoom nee na dañuy banque seen loxo médecins yi aussi waa SAMES na dañuy banque seen loxo dégg nga anesthésistes yi également la même chose loolu bu ñu ko defee ci réew moom mooy réew mu nërmeelu na wala dafa am benn catégorie boo xamante ni ñoom lu la neex def te dara leen fekk mooy wàllu impunité te su amee bu dee justice moom it chaque fois waaye dina waaye koo xamante ne bu yu mel ni amee duñ xuus ba jeex ba yegg ca mooy li ma la doon wax sànq dañ dem ba suñu hôpitaux yi fi mu toll nit ñey fajal seen bopp parce que mooy yenn violence yi nga xam ne des fois da nga koy nemmeeku ñu ne benn patient wala accompagnant dem na ba jotee ak ki nga xamante ne mooy wala mooy agent voilà te loolu je pense que c'est un danger bu nga xamante ne pour Sénégal nan bàyyi justice bi mu daal di def liggéeyam bu defee liggéeyam nag bu fekkente ni ñoom seen loxo laal na ci ak enquête leeral ko la war ñu def ko bu dee nag nee nan erreur la boo xamante ne mënutoon a ñàkk parce que yu mel ni ñoom techniciens yi sax nee nañ il fallait sauver en tout cas ci kenn ci ñoom te je pense que yu mel nii bu amee ci yaay ji lay doon mais lan moo xew ba nga xamante ni ñoom ñaar ñëpp ñàkk seen bakkan beneen bi tamit mooy ku ne wax na ko suñu région yi ak biir dëkk bi am na fonctionnaire yoo xamante ni daanaka bëggoon sax di dem ci yeneen diwaan yi di fa liggéey parce que conditions yeeg yu ni mel muccut ayib wala tegul ci yoon muy yoo xamante yëpp nañ ko doon wax surtout des régions comme Kédougou nga xamante ni gis nga ko ci centre de santé la mbir mi daal di xewee te daloon nañ fi hôpital bees boo xamante ni je pense que c'était pour venir régler problème yi situation yi sénégalais yi di dund dans ces localités nga xamante ni quand même elles sont très éloignées mais quand même il faut rendre justice à cette dame et penser aussi à son époux borom këram ak njabootam yi nga xamante ni fi mu toll ñi ngi ci naqar nekk ci tiis nekk ci dëj ñoom ñu nekk fa quand même c'est un peu indécent de à mon avis ci jëm ci yi nga xamante ni quand même ñoom dañoo waat ci li naan serment Hippocrate nga xam ne kuy génn da ngay waat yenn yi nag je pense que méngoo wut ak seen serment. Très bien Ibou. waaw soxna Fatou ni nga ko waxee rek erreur ci métier yëpp la am. ci profession yëpp la am ñoom dañuy wax erreur médicale. donc lu mel ni amee li ñu war a njëkk a def mooy indi ay complément ci enquête bi nga xamante ni sumb nañ ko. moo waral garde à vue bi. suñu demee tey ba ñoom décidé ne dañuy banque seen yoxo donc yaakaar naa mënees nañ ci jàppe ay manquement parce que ñoom dañu waat ne dañu taxaw ngir li nga xamante ne moom mooy seen métier
ñu matal ko ba mu mat sëkk. ci liñ ci mën a jàpp rek mooy li Chérif wax léegi à chaque fois bu ñu amee cas yi da ngay gis ñoom ñu ne dañuy soutenir mais balaa ngay soutenir da ngay xaar ba ñu ne la dañ la inculper dañ la condamner wala leneen. mais ça garde à vue la c'est juste des compléments d'enquête léegi nag. suñu demee ñoom dañu leen garde à vue sans ñu ubbi enquête wala ñu def benn kii. enquête bi kay ci lay mais waaw loolu waaw noonu lay demee parce que foo ñu am li nga xamante ne mooy information yi ñu soxla. pour mën a jël décision. yaakaar naa beneen fànn yi tamit jot na ñu gën a dooleel li nga xamante ne centre de santé yi la surtout. ak poste de santé yi bañ a wekk lépp ci li nga xamante ne mooy hôpitaux yi. yaakaar naa dina bokk ci liy gën a démocratiser lépp lu aju ci wàllu soins sanitaires fii ci réew mi. Très bien, Cheikh. mu mel ni damay rejoindre li nga xam ne Ibou ak Chérif moom la wax yenn saay jàppal tànk yi nga xam ne dañu koy faral di jàppal tànk seen ay ñooñ li ci ëpp dañuy amal aw prox ndool ngir daal di waxaale li nga xam ne moom moo di seen ay jafe-jafe man bëri na ci ñoo xamante ne peut-être donc dañuy interpeller même bu fekkee da nga génn ci li nga xam ne moom moo di seen ak nekkin mu ñeel wàllu kër docteur Chérif mi ngi koy wax ñenn ci ñoo xamante ne dañ leen yóbbu ci yenn région yi la tax ñuy bañ ñi nga xam ne itam dañ fay nekk yàgg fa lool duñu mën a ñëwaat Dakar wala jege Dakar ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo leen war a remplacer donc du ñu ñëw mu nekk ay jafe-jafe yu bëri yoo xamante ni day faral di am ci wàll wi duñu ne guleet doomu aadama génn àddina ci anam boo xamante ni jéggi na dayoo ci kër docteur yi dañuy interpeller waale ba tey gouvernement bu Sénégal mu gën a ñoŋal lépp lu ñeel jumtuwaay yi ci wàll wi. Et puis ñu rendre justice quand même Mamy Doura Diallo. Exactement. Parce que ñu ngi ko doon wax démb avril bi ñu génn lu mel nii moo daloon Astou Sokhna. Conditions yi ñu ngi koy wax libération peut-être une bi changé wul. mooy li ci changé également bëriwul gisoon nañ fi ay kuréel patient en danger gisoon nañ fi ñeneen ñoom ñëpp ñu taxaw ne justice pour Astou Sokhna mais finalement Chérif yaa ngi koy wax démb gars yi dañ leen a bàyyi inacceptable la woon Astou Sokhna démb ñu gis horrible muy ay horreur la ñu gis bu dëppul faate beneen moo dina génnaat leneen absolument parce que tant que comportement yi changé wuñ ko tout à fait nit ñi delluwaat ci responsabilité humaniser li nga xamante ni kam moom mooy wàllu kër docteur absolument ci problème yi dinañ fi toogaat fi débattraat fi lu absolument et puis dañuy comprendre parfois également ñenn ñi bu ñuy mucc dañuy def seen kéem kattan pour génn dem parce que li ñu gis moom moo dalul seen xel donc lu ci mën a am enquête bi ñu ngi koy topp et puis on espère que ni dinañu xam fan la mbir mi di mujjee parce que Mamy Doura Diallo méritait de rentrer chez elle avec son bébé et bu fekkee ni am na ku ñu waroon a sauver comme ni ko Chérif waxee yaay ji la mais mérité woon na dans tous les cas delluwaat ci njabootam c'est dur et c'est compliqué ñu ngi xalaat famille Doura Diallo ak bépp jigéen boo xam ne peut-être tey yaa ngi toll ci mucc soo gisee lii war a mucc fii ci réew mi Chérif amaana sa xel dina sa fit dina xaw a dem gynécologue dama gis seen communiqué bi nan ba ci menacer ay journalistes ci naan dañ leen di porter plainte je pense que le débat n'est pas là journaliste dañoo rapporter li nga xamante ni moom moo xew qu'est-ce qui s'est passé donc je pense que il faut que comme ni ñu ko waxee responsabilité aussi nit ñi daal di koy citer loolu mënul ñàkk nit bu deewee moindre des choses mooy il faut ñu leerlu kenn waxul diw moo def kii def diw deful mais ñu bàyyi justice mu def liggéeyam ku ci sa loxo laal tam intérêt wala sécurité sax parce que yu mel ni bu amee ñu garder leen à vue sax moo gën ñu bàyyi leen ci mbedd wala ñu bàyyi leen njabootu kii di fa fayeeku am na yoo xamante ne bu amee nekk ci loxo yoon moo gën a wóor sax ngay génn di circuler ci mbedd tout à fait et puis ni ñu ko waxee rek débat bi buñ ko toppee yaakaar naa fii ba 9h duñu pare et puis dans la deuxième partie dinañ ci waxtaanee ak suñu invité mi bokk ci amical soxna yi nekk fële ci diwaanu Kédougou 7h jot na ba tegal fukki simili ak juróom léegi-léegi un jour au Sénégal un jour dans le monde